ne ko parce que man itam wax dëgg yàlla tayaluma sax mais lu ma gis ni man ngeen ko doxal dootuma ca sonn. Cela signifie que seen parti bi li taxoon ma di ko taxawu mooy bañ ñu torpiller ko te mën naa leen waatal ni ñi ma ci dimbale ñépp ay PS lañu billaahi wal kitaab. mais est-ce que PS yooyu dama leen di sacrifier te ñoo ma jàppale woon pour PUR mën a marcher kenn du ko dissoudre kenn du ko indil coono bi Serigne Moustapha ñëwee ni ma nangu nañu sama passeport ci ñoom laa dem ñu defar passeport ba jox ko bi mu yónnee Habib mënul dem ndax ñu ni dañ ko tuumaale woon ci 18 février te dañ ko tooñ mënatul génn réew mi ci ñoom laa dem ñu defar kayit yi jox ko ba mu mën a génn réew mi. Serigne Babacar Sy fu ne la am njaboot rawatina ci PS il faut dire la vérité. Ce qui signifie que Serigne Moustapha ak yaakaar bi ñu am ci moom bu mënul dox loolu ci chefu parti ba jàmm am ci réew mi yetteel bi ci boppam lay dellu amul werante. mas na ma yónni lu mel noonu ci Abdou ci sunu waxtaanu géejawaay ba mer dindi tànt yi yépp moom Serigne Moustapha ni nañ dem ca jàkka ja bu ñu demati sax ci stade mais bi ko Abdou yëgee daf ma téléphoné ni ma waxal Serigne Moustapha ne ko nañ ñëw rek dans le déggoo ma ne ko demal nga seeti ko nag ndax sa baay la ça il faut le dire mu dem seeti ko il était content résoudre problème ba yu mel noonu c'est tellement facile nit ñaa ngir régler problème yu gën a garaaw te amuñu responsabilité am amuñu mission moom bu ko mënul dinañu jaaxal il faut qu'il accepte d'aller voir Abdou, discuter avec lui. Il faut qu'il accepte d'aller voir Mamadou Dia, discuter avec lui. Il faut qu'il accepte d'aller voir Moustapha Niass, Abdoulaye Wade. Loolu dafa neex. maa ngeeg photo bu nga xam ne bu ngeen ko gisoon da ngeen di waar booba Sénégal a ngi takk maa ngi toog Modibo Keïta ngi toog ci sama côté droite Lamine Gueye a ngi toog ci côté droite bu Modibo Keïta Mamadou Dia ngi toog ci sama côté gauche pour wax la situation bi ni mu garaawe woon Senghor amul sax fu mu toog parce que chaise am lañ ma jox parce que ñoom ñëpp il tenait absolument à ce que je règle ce problème là sinon réew mi dina tàkk ci seen loxo. donc man yi ñuy wax gisuma ko ay gravité fii campagne fii nangam fii bu kii waxee déclaration ci suba kii weddi ko ci ngoon yooyu itam réew mi dafa mel ni dépassé na ko te les crises sont telles que bu fekkee foofu lañ ko bëgg a jaarale les gens ils vont se battre et ils vont être méchants. te Sénégal lu ko fi jar nekk fi c'est un petit pays avec des gens paisibles, des gens tellement gentils, des gens cultivés, des gens civilisés, des gens qui veulent travailler, des gens qui sont en contact avec toutes les réalités du monde. Est-ce que dañ leen di bàyyi pour des histoires d'élection, pour des histoires de campagne ñuy rayante ci mbedd mi te duñu am solution fii ak 100 ans jar na ko jaru ko.
jaru ko man noonu laa ko gisee la automatiquement nañ ma bàyyi ak sama njaboot ma dugg ak ñoom néeg ñu bàyyi ma ak samay xarit ma dugg ak ñoom néeg bu fekkee génne nañ ci lu am njëriñ la automatiquement ñu affiché ko ku ci d'accord ni d'accord nga ci ku ci d'accordul na mais on s'en fout. man gisuma ci leneen c'est tellement petit ça ci koo xam ni tey war nañ la jox tout un continent nga gouverner ko tout un continent je dis moo tax bërki démb ma ni ko sëriñ bi am nga mission bu rëy mais nag bul nangu nekk otage u kenn parce que boo nekkee otage c'est fini. Tu deviens un irresponsable. Maniko bul am complexe ben intellectuel. Parce que ton grand-père était le plus grand intellectuel. ko su ko defee problème politique yi di nga ko mën a régler ci cadre bu tuuti ndax obtenir nga tabarakallahu ci barke góor gi des résultats dans un domaine qui est beaucoup plus important parce que c'est le domaine de la spiritualité man ko est-ce que xam nga ban résultat la daayira bi obtenir ci wàllu ruux man ko est-ce que xam nga ko man xam naa ko fi ma toog man ko lumière bu toll noonu ay petites ombres yu politicienne bu ñu ko bàyyi mu muur ko parce que doxul ma ni ko tey yow itam man dama lay yaxantu bëgguma ñu sacrifier la ma ni ko te tu as des ennemis qui sont tellement malhonnêtes qui sont tellement méchants ma ni ko il faut faire attention parce que ñun ñu joxe suñu bakkan ñu jël ko moo ñu gënal yow nga joxe sa bakkan ñu jël kooku loolu rek la dootul leneen loolu rek la dootul leneen donc dinaa ko seetali Abdou su Abdou waxee nii na ko seet si dina dem seeti ko dinaa ko waxal papaam Mamadou Dia bu waxee mu dem seeti ko mu dem seeti ko man itam ma superviser les choses tabarakallahu Serigne Babacar dafa am fierté ci daayira bi
mais ñun naka la Sëriñ Babacar di amee fierté ci dara te du ñu am fierté ci loolu ah dama gis ku bind wax ni Cheikh dafa bind lettre bu soxor Senghor bi mu fi nekkee ba xawma archive yi luy archive hein? Les réalités sont 10 000 fois plus importantes que les archives. Mais est-ce que kooku dañuy Iblis koo faral mu ne ah ki tooñ de la faral man de bu ma kenn laaj keneen ki tooñ de la faral ñu ni ko ki fayu nag mu ni kooku de man xawma ci moom dara ki tooñ daal la faral mais itam bul wax ki fayu li mu def ah il faut que nga waxit ki tooñ li mu def. Il le faut absolument mais il faut loolu moom la Serigne Moustapha doon wax léegi il faut que ñoom it ñu wattu yenn yi xam naa ni sax ñoom nit a leen di làqoo di bind ndax amu ci ku may bind not te du dinaa ci génne lu mat fanweeri fot waaw pour wax la ni nit a leen di làqoo di bind mais quand même bu ñu nee Cheikh bind na Senghor saaga ko war nañu wax lu Senghor def ba ma saaga ko am naa fi juróom-ñaari at ñu sëf ma seen rajo di ma saaga ndey ak baay ah lu nekk ñu wax ma ko ku rëy gémmiñ ñu indi la di la neexal di la jox xaalisu impôt nit ñi ngay saaga Cheikh Tidiane kenn ku ci ne bi ngay laata dee tuubal nga ma parce que fekk na nga alku est-ce que yooyu wax nañ ko waxuñu ko lettre bu ma bind lañu wax te wolof nee nag ki gàtt xel ki xamul ki fayu xamul naka lañ koy waxe ki gàtt xel ki tooñ la xam waaye xamul ki fayu ki fayu walla xam ne xamul ki tooñ waaw loolu la ah parce que itam nag àdduna du noonu parce que yi ñuy bind yépp man xam naa ko lu ci ne mën naa ko tontu mi bëgguma ci saaga nit saaga wa rey ko mais lu nekk dañ koy yemale ah parce que lu ñu yemale wul itam ak nañu fàttaliku ni sunu maam yi ku leen masaan wax safaan ñu dem ak yow marché xareek yow ci kanamu gor yi mais ñun duñu ko def parce que c'est tellement petit ah ndax sama turandoo nee na junni nit yu la bañ nee na seetal service bi ñu la rendre ndax lu ñu jaamu yàlla yàlla ëmb ko jox la ah nee na nga seet nag service bi ñu la rendre lu ñu jaamu yàlla yàlla ëmb ko jox la li Cheikh El Hadj Malick waxoon Alaaji Rawaan Ngom ba mu ko ne sëriñ bi tàyyi nañu ci saaga yi may nu ku saagaati tariqa ñu rey la mu ne ko ëpp naa def ku saagaati tariqa jàngal leen Fatiha tariqa waaw moo gën ndax nit ki nekk fii xolam di tàng mu di gën a tàng rek tariqa di gën a jëm kaw moo ëpp solo moo ëpp solo parce que lu nekkit nit ki daf ci war a réfléchir mais rek ni naa dof dof lu ma neex ma wax naa dof dof lu ma neex ma def te yow ki nga amal affaire junni taalibe ma ngi la wër doyuloo leen gàllax ndiko mais kooku gàtt xel la il ne faut pas que nag ñu di ko accepter yu mel noonu man de accepté tuma ko
parce que caaxaan baaxul. tubaab yaa nga nelee bind fii Cheikh Tidiane lii nangam nangam affaire Tiwaawan bi luñ ci xam. affaire Babacar Si lu ci tubaab ya ca tugal di naan seen sàngara xam. luñ ci xam ñu nga ca booru seen di naan seen sàngara luñ ci xam ñoom ni dañ koy àtte ni dañ koy àtte parce que man je ne me laisse pas faire ba ma dee Cheikh ba léegi ci loolu laa nekk dégg li ma xam laa xam li ma xamul duma ko nangu li ma xam laa xam li ma xamul duma ko nangu te kenn amul barke nanguloo ma ko lii mooy li ci nekk ba tax na kon di bind bu nit ñëwee jox la une somme de 100 000 francs nga dal di bind jël sa téere tudde ko les 100 mensonges man les 100 mensonges laa ko tudde parce que lañ ci bind yëpp ay kàcce la te loolu mook lekk nègre yi ñu bañ ba tax ñuy bind yooyu mook lekk nègre benn la mais non kooku kenn du ko def yow kay nit ki bu la mayee jàmm may ko jàmm waaye mën nga nele xuloo naak oncle mel ni yow amuloo oncle wala mësuloo xuloog sa oncle foo mës a gis famille bu membre famille ba dul xuloo wax ma fu ngeen ko gis ci àdduna yow kay boo xamul nga jàpp sa njàmbur mais lu tax mu xuloog oncle fii lu tax mu xuloog bàjjanam fii lu yëfi de mesquinerie yu nga xam ni kuy woote ni jàng nga yaa tabax université yi yaa defar avion yi yaa defar bateau yi yaa moom banque yi yaa coloniser nègre yi ngay toppatoo affaire benn taalibe bu la xañ jàmm ca Sénégal nekk ca daaraam nga bëgg xam lu mu wax ak oncle ak lu mu wax ak tantam mais tu deviens complètement dingue loolu kenn mësu ko gis ba noppi di la yónnee kayit naan ma lu naan la lu ma ci juum corrigel ma ko ma ne waay doom ndaw lii kenn mës na ko gis moo tax ma ni téere bi man maa ngi ko tuddee les 100 mensonges parce que tout ce qu'il y a dans ce livre ce n'est que mensonge ce n'est que supercherie ça il faut le dire ñu ngi bëgg rey nit ñi bu ko defee enveloppe bu 100 000 francs yeeg 200 000 francs yi ñu leen jox kooku dafa jar ñuy tooñ jàmbur yi kooku jaru ko boo demoon fii ci port bi rek yenu fa suba ba ngoon am 100 000 francs boo demoon fii ci port bi yenu fi suba ba ngoon am 100 000 francs kon nag 100 000 francs jarul ngay bind di yàq deru gor yi ça ne se fait pas ñoom fan lañ ko teg parce que dafay dëggal li ñu ne les tubaab ils sont naturellement mesquins man dama leen di xareel ba bëgg dee mais mënuma ci dara parce que les gens le disent ils le disent que les tubaab sont naturellement mesquins te man dama leen di xareel parce que seen wëllë rek Serigne Babacar moo tax mais quand même buñ ma jaaree fenn fi est-ce que man defe ngeen ni dinaa yëg nit ku may critiquer ci fan laa ko teg dama lay laaj rek fan laa teg nit di ma critiquer ma di ko yëg mais quand même ñoom laay bañal ñu tuuti ñoom laay bañal ñu tuuti parce que les gens disent que les Français sont mesquins te man dama ciy reyante suba ngoon ni leen ils sont pas mesquins ñu ni ma les Anglais sont beaucoup plus nobles dañ koy wax ma di ca reyante waaw mais lu kenn xamul kenn xamu ko moo tax ma ni téere les 100 mensonges
il faut pas que ñuy embêter nit ñeeg lu mel noonu parce que baaxul loolu rek moo ci nekk. Général de Gaulle boo ko masaan wax mu ni les Français c'est des veaux nee na nag yu ndaw lañu te ci ñoom la bokk. Ils le connaissent. Ils le connaissent. moom itam il les connaît. ku ne xam nga sa morom. ku ne xam nga sa morom. waxtu woo waxee moom mu ni la c'est des veaux. loolu kenn xamul lan la. te dama ci yàgg booba xale laa ba tey maag ñoom ci loolu. parce que daara jee taxoon ñu bëgg ma am comportement nitu daara te duma am comportement nitu daara. je refuse catégoriquement parce que Maodo ko waxoon sëñ Babacar Si ñu ko daara ju màggat baaxu moo baxi wela yem yu màggat. Sidil Hadj Malick ko wax sëñ Babacar Si ni ko toxul génnal daara ji dem parce que daara ju màggat moo paxiwel yu màggate yem. paxiwel bu dee bees wel ya rekk cay nekk mais bu ko jaan yëgee woo mbokk yi ñu ñëw dàq wel ya dugg yow nga ñëw defe ni wel nga amal affaire dugal sa loxo jaan ja matt la. daara bu màggat bu ne noonu la mel. il faut faire attention. loolu moo tax ñu bëgg ma am comportement daara. je refuse catégoriquement buñ ma ne benn man leen ñaar waaw parce que ñoo ma fekkoon ci sama kër ndey ak sama kër baay jël ma ni ma kaay wuyu soldat parce que citoyen français nga. fan laa nekk citoyen français un nègre. loolu kenn mësu ko gis un nègre mukk. ñu jël sama baay yóbbu ca guerre ba mu dee ca Sidi Ahmed Si waay loolu doxul. yi boo mieux ñu éviter yu mel noonu parce que baaxul. dafa fekk nag intolérance liñ ci wax rek moo ci nekk. c'est un régiment. l'intolérance c'est un régiment. Et on sait que tout régiment a besoin de ce qu'on appelle naka lañ koy waxeeti bouc émissaire. seetluwuloo ko régiment bu nekk ma nga ànd ak xaram boo xam ne mooy bouc émissaire bi. noonu la nit ñi nekk intolérant yépp mel. intolérance dafay jur lu kenn xamul. te itam boo demee ba nga xam ni sa civilisation sa yépp yow defuloo ko sa maam yee ko defoon kay jarul ngay xeeb nit ñi parce que la xew tugal ña ca tugal léegi defuñu ko ña fa jiitoo ko fa def te nangami million ciy bakkan dee na ci te ña ca ëpp ñëpp dañ leen forcé amuñu doole ñu dee ci mbedd yi ndax di dugal ay xeer ak di dugal ay yu kenn xamul pour ay fas yi ñaari fas yi def kap-kap noonu amoon Dakar te amatul na mu tudd te ñu di leen làpp ba yàlla xot ci seen bi calèche waaye loolu kenn mësu ko gis dañ ci daan dugg ñu làpp leena làpp ba doo xamati sax li xew lan la moo ne man de ndeke tàmbali gu ma sa waxtaan léegi parce que am fierté nag baax na
am fierté baax na. yow bu ñu ne yaa moom canon yi, yaa moom budget yi, yaa moom soldat si, yaa moom gendarme yi, yaa moom avion yi naaw, yaa moom Coca-Cola, Coca-Cola. ñu ni yëpp yaa ko moom ba noppi nga fekk benn nègre bu amul sax lu mu jënde café lu ne nga bëgg ko bind ci kawam. kooku itam c'est non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. loolu kenn mësu ko gis. moo tax rek bu ngeen yeboon namm seen plume yi, parce que tubaab ku ko wili pande rek la ragal. ma wax leen ko, man xam naa ko, jëfante naa ko ak ñoom. ah waay dama leen di wéy saaga leen, wéy saaga leen, wax leen seen pàqu maam ni leen yi ngeen di inventé yépp Iblis moo ko def. Iblis, vous êtes les disciples de Satan, du grand Satan sax. maa leen koy wax te ca biir tugal laa leen koy wax. ñu toog ak man lu ci mën waay loolu kenn mësu ko gis. moo tax tabarkalla sëñ Babacar am na fierté, am na fierté ci daayira bi, am na fierté ci sëtam, am na fierté ci ñun ay admirateur am. looloo fi nekk. bu dee wàllu politique bu civilisé moo baax, bu nga xam ni ñi koy séq duñ ci dem ak passion, duñ ci dem ak parti pris, duñ ci dem ak dara, dañ ciy dem ak xel. waaw ndax parti bu ci nekk sëñ Babacar am na ci ay nit. est-ce que xam ngeen loolu est-ce que xam ngeen loolu? est-ce que nangu ngeen ko? il faut faire attention, man maa leen ko wax. parce que fu nekk la am njaboot, fu nekk la am njaboot. donc man mën naa leen aider ngeen trouver ay solution, mais il faut que seen chef de guerre accepte d'être moins chef de guerre. waaw léegi la réew mi dañuy wax ci yow ba sa njaboot àggal ma man la da nga waroon bàyyi ñu def action politique nga ni ma dinaa la tontu ñaari fan après ma ñëw nga ne ma je ne suis pas d'accord seen élection. wallaay ndeysaan yéen bu ngeen di xeex gaynde ngeen di xeexal mais du ngeen xeexal golo. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan loolu baax na, walillahi lam. wallaay ndeysaan kon nag ñu def noonu du dëgg. loolu baax na di may leen rek yeewee ko tout doucement. il faut que Serigne Moustapha accepte d'être médiateur. waaw man dinaa ko ci aider parce que waaw su ngeen d'accordul nag wax leen ko.